Salaamaaleykum Sénégal, salaamaaleykum Africa, salaamaaleykum all around the world dañuy seetaan à travers Walf TV. Tey seen premier numéro, seen première émission Hip Hop sans visa fii ci Walf TV avec moi bien sûr DJ Paco. Premier numéro bi tey dañu am gan gu mag, dañu am grand boo xam ne bii bokk na ci grand yi nga xam ne nii ñoo yóbbu hip hop Galsen fu sori ba tey ñu egsi fii ba ñun ñii ñu mun see wax. mën see liggéey mën see jëriñu mu nekk grand boo xam ne bii amul lu mu defalul le mouvement hip hop Galsen amul lu mu defalul les jeunes talents d'aujourd'hui je nomme bien sûr Chaka BABS le grand Chaka tey moom laa am comme invité ci premier numéro bi grand béggee naa la bu wér a wér donc soyez le bienvenu merci beaucoup ci émission hip hop sans visa merci. Donc yow moom je pense que donc waratuñ la présenter ci mouvement hip hop Galsen donc parce que amul loo fi deful def nga fi lu ne dem nga fu ne yóbbu nga fa hip hop Galsen donc sa parcours sa carrière man 2002 la njëkk déglu sa premier album donc génn en 2002 Tipona mu génn def bruit def bombe ci mouvement hip hop Galsen ñëpp nangu donc nga ñëwaat en 2004 donc génnee sa deuxième produit sa deuxième album donc mu def bombe donc mën naa ne man de 2002 jusqu'à nos jours 2017 donc ça fait 15 ans yaa ngi ci game bi donc di def lu rafet mais donc balaa ma comme ni Olof Ndiaye naan tungu ne du toog ñuy ni ko Olof Ndiaye di waxee donc dama lay bàyyi nga présenté wu waat donc ñi nga xam ne nii ñu ngi lay seetaan à travers Walf TV salaamaaleykum Chaka Babs. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur Walf TV yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo toog di ñu seetaan suñu histoire ak Walfadjri yàgg na depuis rajo ba la Sacré-Cœur ba léegi ñu jaar fa ba tey ñu yàlla defee ba tey mu nekk télé ba tey ñu si continuer encore di ñëw di présenter suñuy message di faire passer suñuy message et tout ça donc honneur la pour ñun tey ma retrouver waat encore ci biir plateau Walf TV donc yow aussi ma lay béggee bu baax a baax si ce premier numéro déjà nga def choix wu Chaka Babs pour mu ñëw def ak yow plateau bi parce que du ma rek maa fi nekk am na ñu ma gën a aay ñu ma gën a taxaw ñu fi nekk ñoo xam ne ñu ngi fi donc yow ce choix bu jëmee si man pour ñu war a ñëw voilà waxtaanee hip hop waxtaanee musique waxtaanee lépp damay sant yàlla rek ne alhamdulilah ñaan émission bi doon vraiment njiglaay surtout comme man nga njëkk invité voilà di la sant bu baax a baax DJ Paco jaajëf donc bien sûr donc tout à l'heure on aura deux invités yoo xam ne yi donc c'est des nouveaux talents ndax hip hop sans visa laa wax donc hip hop sans visa c'est ouvert pour tout le monde ñëpp ñi nekk ci mouvement hip hop Galsen xaj nañ ci que ce soit les DJ les graffeurs parce que hip hop dafa bëri branche lépp lu leen réeroon ci hip hop Galsen wala lu leen xawoon a jaaxal di ngeen ko fekk fii ci Walf TV ak émission hip hop sans visa donc tout à l'heure on aura un jeune qui nous vient donc du côté de Grand Mbao je nomme bien sûr Disis nekk ci hip hop Galsen depuis 2012 di xuus il est là tey nekk sama invité ci kanam dina ñëw donc def benn playback fii ci plateau bi hip hop sans visa bu ñu paree ci moom donc dinañ song keneen mu bàyyee ko feneen foofu noonu ñu naan fan Rufisque donc il se nomme tout simplement Big P Big P moom tamit yàgg na ci game bi donc depuis 2016 mu ngi def carrière am depuis 2016 lañ man si laa ko découvrir donc muy def lu rafet nekk nouveau talent boo xam ne bii yàggul génne na mixtape donc mixtape bi mu ngi ci yoon bi di ñëw xam naa ne bon yàggatul di ngeen gis ay clipam ak yooyu yëpp donc man ci kanam dinañ dellu si ñoom ñaar toute façon ñu ngi fi di remercier tamit donc sama public bi nga xam ne nii tey ñu ngi fi donc gars yi maa ngi leen di shout-out ok donc grand Chaka donc man sama première question pour yow donc bokk nga ci ñi nga xam ne nii donc ñooy précurseur du hip hop le mouvement hip hop Galsen aujourd'hui il y a beaucoup de styles donc qui se sont greffés donc au hip hop Galsen quelle appréciation en faites-vous? mais
man je vais m'exprimer en wolof. waaw pour mieux élargir en fait pour que quand même voilà tout le monde puisse comprendre quand même quoi. man ce que je pourrais dire musique dafa yaatu. balaa may sax dugg ci branche musique rap. mais wax la ni musique dafa yaatu. monde la. ku nekk dafa am identité am. monde bi boo demee France am nañ style de musique boo demee ku si ne da nga am sa cosaan sa culture. musique booy def. selon yow fi nga dëkk. il faut que ñu mun ko identifier. parce que dafa mel ni carte postale en fait. xam nga tey booy def carte postale. sa image yu dëkk moom rek ngay mun a jël wane ko feneen. image nag même si musique dafa da nga siy sentir image. parce que di nga déglu musique rek mu jox la ne non lii warul jóge sama dëkk. mais style musique bi dëkk balee la war a jóge quoi. donc mu mun la orienter nga xam ne kat musique bi may déglu de cosaanam si tel dëkk la jóge. donc recherche musicale. dafa am solo couleur musicale aussi selon yow fi nga nekk. selon yow fi nga sa pays d'origine. dafa am solo. moo tax tey c'est vrai. hip hop moomuñu quoi. c'est une musique empruntée. c'est une musique boo xam ne States la jógee. donc voilà comme ni ñuy wax rek dara bu génnee nekk à la mode nekk loo xam ne c'est mondial. il faut que peut-être dëkk bu nekk ñëw aussi am ci wàll. mais wàll boobu donc bu di fàtte di ko defee yow ni nga xam ne sa origine loolu la laaj maanaam sa culture. nga mun ko exploiter def ko ci musique boobu. c'est bien dafa am ay normes. bi ci 4 ans yi yëpp am na ay normes hip hop musique rap dafa am nu mu structuré woo. loolu c'est normal. kenn mënu ko bañ mais ñun aussi am na leneen lu ñu si mën a yokk. loo xam ne dañ si sentir suñu identité musicale. donc loolu c'est donc tu vois bien que donc yow gis nga ne kon suñu style yi nga xam ne nii jot nañ ko si dugal. yow gis nga ne loolu war na mën a apporter dala hip hop bi quoi. waaw am na benn côté loo xam ne mën na apporter bu dee am na recherche mooy li ma la wax originalité bi. parce que tey américain bi lu muy def yow nga copier ko ñëw def ko yow mënoo fexe ba nga raw ko parce que yow li ngay copier moom nga ko jëlee quoi. c'est-à-dire amul dara lu bees loo koy jàngal. te pour man si monde musique dëkk bu nekk dafa am benn originalité boo war a jàngal beneen dëkk boo xam ne bokku leen fi ngeen nekk. maanaam mooy recherche musicale boobu yenn instrument yenn mélodie yi ngay dugal yoo xam ne mooy voilà mooy richesse su li ngay liggéey. donc tey américain bi ñun dañ koy gën a jaayal moom c'est-à-dire ñun dañuy gën a yokk niveau am. dañu koy gën a yéegal dañuy gën a tax monde bi gën ko xam dañuy gën a tax Afrique gën ko xam. parce que moom li mu def ñun loolu la ñuy copier di ko gën a may doole. donc tey ñoom la ñuy yëkkati mais yëkkati ñu suñu bopp. boo seetee par rapport ak hip hop bu muy doog a am bu temps yi ñu koy doog a commencé suñu temps old school yi. dafa am benn défi bu ñu defoon. moom laay wax des fois damay am yenn boo yoo xam ne bu ñu ñëwee Canal 4. di def ay sound def ego trip def kërëb kërëb dama ne mais c'est bien parce que culture hip hop monde hip hop dafa mel ni comme lamba. c'est normal boo ñëw di dugg si foog nga wane ne man maay kan ku ma fa fekk dinaa la wan man maay kan et tout ça c'est normal ego trip loolu si concept hip hop la fekk fa lañ ko fekk mais après loolu dafa am leneen après loolu dafa am recherche bi mooy lan ay instruments yu nga xam ne moom la ñu am da ngay seet ma jox la benn exemple sound PBS bi ku bëgg naa jox ko ak réité bi des trucs comme ça recherche yooyu ak percu yi ñu daan def maa ko albumu premier albumu Pif Cross maa ko wax nga dégg xam nga jémbe bi ibi maa ko xam nga affaire demee noonu dañ doon sentir ne ñoom li ñuy dégg jógewul seen dëkk quoi mais am na feneen fu ñu ko jëlee quoi donc ñun suñu temps ñu jëloon ne ñun dañu war a concurrencer extérieur international bi mais pas ñun ñu jéem a concurrence suñu bi c'est-à-dire ku ne di jéem a wan sa morom ne man lii laa lay fàttee yow waroo jug waroo def ni non ñun dañu amoon benn esprit ne gars yi dañuy wax ne américains yi ñoo fi nekk français yi ñoo fi nekk non ñun sénégalais dina ñëw wan ne ñun ñooy gën a yëg ci kaw quoi donc mu jaraloon ñu ñuy def yenn recherche di jël ay instruments traditionnels yi nga xam ne moo fi nekk di ko compiler di dagg di def ay sampling yoo xam ne da lay leen boo ko yóbbee États-Unis fépp foo ko yóbbu dans le monde bu dul fii nii du ñu xam loolu fan la jógee déjà loolu rek mooy richesse
recherche musicale bi nga xam ne moom la ñuy def donc c'est important que gars yi di def ay recherche di def loo xam ne si ñun la jóge ñu liggéey ko bañ a génn norme hip hop mais en même temps ku ko dégg xam ne lii moom jógewul si ñun lu bees la xaar ñu bàyyi si xel ñu déglu donc je pense que li ngay wax ni grand donc mu ngi dugg donc ci ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers Walf ñu ngi déglu bu baax donc conseils yi ngay joxe parce que yéen démb la woon yéen a tax démb moo tax tey am quoi donc yéen a tax lu bëri tey am ci mouvement hip hop Galsen donc gars yi dañ ko war a xam ñi ko xamul dañ ko war a xam ñi ci nekk nii tamit dañ si war a jàng donc yow Chaka yow grand Chaka tu penses que donc hip hop Galsen mën na nekk facteur de développement ci suñu dëkk bii di Sénégal. waaw mais man je pense que doon na facteur de développement ba pare. parce que lu tax mu doon facteur de développement déjà hip hop bi mu commencé ak léegi. man je pense que jàppale na ñu bëri am na si yenn gars yoo xam ne tey tukki nañu à travers le hip hop am na ñoo xam ne tey am nañ benn richesse à travers le hip hop et tout ça hip hop li mu defar bëri na. mais problème bi mooy est-ce que ñi hip hop defar ñoom ñu ngi koy delluwaat si hip hop. merci. c'est que loolu peut-être benn point la boo xam ne. loolu mën nañ ko wax am na ñoo xam ne jaar nañ si hip hop ñu xam leen. après ñu génn si hip hop bi dem defi leneen. jël seen am yóbbu ko ci leneen. donc hip hop bëri na ñu mu defar ñoo xam ne tey amul retour. mais am na ñoo xam ne ñu ngi fi des ba léegi. tijji ay structure tijji ay label waaw vraiment di continuer di investir di def ay programme di organiser ay festival et tout ça pour que jeunes yi mun si profiter li ñuy investir noonu mu war a def dara ci mouvement hip hop Galsen est-ce que du li ñuy investir pour ñoom la waaw am na si ñu si investir pour ñoom parce que affaire yi comme ni ñuy wax rek ku si nekk ak yow ni nga ko sentir ak ku si nekk yow li nga ciy wut c'est vrai que du def dara pour perte loolu c'est sûr man tey bu ma tijjee Canal 4 production c'est vrai dama ko def pour que mu nekk label de production bu mag boo xam ne dinaa mun a am ay revenus yoo xam ne dina ma permettre ma réinvestir ko si ñi nga xam ne ñoom ñooy talent yi fi nekk talent yooyu tamit dem liggéey fay ma aussi man li ma investir donc business la quoi réalité business la mais c'est vrai que du ñàkk des fois ñoo xam ne dinañ ñëw utiliser fépp la quoi dañuy ñëw utiliser loolu rien que pour ut bunt après dem parce que xëy na loolu amuñu gëm-gëm bi nga xam ne ñi nga xam ne dañ si nekk dëgg gëm-gëm boobu lañ am donc loolu lépp loo gis am na ñoo xam ne mbuboo lañ si wut am na ñoo xam ne aussi ñu am bañ a am dañuy continuer dund ko mooy suñu genre yi ñun man personnellement ñemew ma tegi loxo si hip hop ma am bañ a am ñàkk bañ a xam nga ñàkk il faut hip hop rek laay continuer di investir muy ci branche yu bëri parce que bu ñu nee hip hop bëri na ay branche mais branche yooyu yëpp bëgg naa si di gën a évoluer di gën a teg ay affaires yoo xam ne man bëgg naa même bu ma demee ba sama doom ñëw fekk voilà Canal 4 dem ba nekk rajo nekk télé nekk benn entreprise boo xam ne xam nga ñoom dinañ jël relève bi donc voilà loolu moo ci am solo waaw donc j'espère que sama grand donc Chaka tontu na question yi moo ko jot a posé noonu donc tout de suite maintenant on va appeler des jeunes talents qui est là aujourd'hui ce soir il se nomme tout simplement Big P donc il nous vient du côté de Rufisque donc bu fekkee sama régie donc son wu Big P pare na donc Big P donc bëggoon naa teg sama bro bi booy Big P waaw moom aussi artiste la boo xam ne man je l'ai découvert aussi sur les scènes et puis mu nekk jeune bu am talent aussi bu am talent boo xam ne parce que man dama am lenn lu ma bëgg si jeune talent yi wala si artiste mooy ngay def ay textes yoo xam ne dafay am contenu c'est important c'est-à-dire du wax loo xam ne dañuy sentir ne recherche moo am parce que ñu bëri dañu def ni mën a rimer rek mooy bind hip hop waaw tey mun naa la jox benn exemple mun nañ la jox benn rime en o xam nga jox ma man tamit pour ma bind benn texte rime en o ngay rimer siwo mango poto dem ay o ñu teg ñaar yëpp yow tam nga def sa rime ñu xool gis ne texte bi moo dàkk li ko waral c'est parce que yow yaa gën a def recherche parce que inspiration yombul ku xalaat ne da nga war a ñëw rek bind rek teg loolu c'est parce que des nga ko liggéey donc man franchement moom déglu naa mixtape bam waaw ma sentir si sama bopp quoi sentir carrément ne que fii am na dara quoi donc franchement boo jeune la boo xam ne na ko gars yi bàyyi xel bu baax a baax parce que xam naa ne waaw mu ngi ñëw quoi mu ngi si yoon bi te ñun incha allah ak Canal 4 dinañ ko pousser bu baax pour que affaire yi jóg ok donc on va accueillir l'un des invités donc c'est un jeune talent il se nomme tout simplement Big P Big P nous vient du côté de Rufisque donc Rufisque boo ko déggee xam ne am na hip hop Rufisque boo ko déggee
maintenant on va présenter donc voilà sama xarit ñëwal Bégué Big P Bégué donc Big P waaw mais demal ba pare donc boo ñëwee après ñu doog voilà am lu ñu wax quoi men di ko fësal seytaane ëpp ñu doole ñu soogu di ko liggéeyal daal di xëy si musiba kenn paana yi fi del mbugal comme nit ku ne fonko muus balaa ñu lay diigal jiital xam seen esprit maytul bu lay dugal gëm-gëm dafa diggal wàcc sa boppay tax a xam bu yàlla saxee lépp gën a fonk nit mooy nga tax a xam luy ndey faat sa morom mission wu cannibal sacrifice nit pour am tërë rey ni xajum àll réew mi jaxasoo ràññetu ndeem jigéen ak góor sama jeunesse ñàkk conscience wadi dëkkee cagatu jëfe lu yàlla tere léegi fii ama say góor jigéen concours chimok naani wine mbedde bañ ko tuñal loo si laalul doo si bokk whatever bàyyi lii dafa ñëw yaa salaam di blâmer est-ce que bàyyi ñun jàmm la ñuy dund day to day média dañu wan yenn imaam xub li ñuy dund laa fa xuus di dem am ay nitu satan di ko dund ñii di changer teint kalaame ko bàyyi ne ko bëgg tuñu low raangee gën di lore ñii di gas ñii di suul di tëb armée di sulli néew ndax lii du mujum jamono wala dañoo ñàkk wéeru waaye dañoo fàtte jëfu maam rasul ba si maam Bamba jëfee ndigal war ku ne delloo suñu xel si buur bu yàlla ñun balaa ñu koy fekki moo gën ñu topp suñu nax si gëm ne suba dinañu dekki du côté de Rufisque donc moom ngeen doon dégg léegi mu doon playback donc il est là Big P salaamaaleykum. waaleykum salaam Thiar nee na di leen bëggee di bëggee adduna bi di bëggee Galsen di bëggee sama famille Rio ba jëppal kaat yamaan maa ngi nii donc Big P ma gis nga joué fii benn son bu rafet gëm naa ne nag donc mixtape bi moom bu ci gars yi jote doot ñu wax dara donc lan nga ñu mën a wax ci son bi nga doon joué léegi ça parle de quoi. bon son bi ñu ngi koy bindee ci biskilu gars yi gëmaat gëstuwaat quoi gëstuwaat démb parce que démb moo tax tey am te ku gëstu dina gis ñan ñoo war a dem gëstuwaat ñëppa man yow ñëpp waa foog ñu dem gëstuwaat pour soo ko xam parce que jàpp nañ ñu xam nañ te xamuñu dara loolu son bi loolu lay wax pour gars yi demaat gëstu juwaat quoi rafet na donc xam naa dinañu ñëw Rufisque donc ñun waa hip hop sans visa ak télévision Walf TV. ñëw def ak yow benn affaire bu rafet ci sa mixtape bi dinañ fa jaar bul wax dara. inchallah donc merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ok donc merci beaucoup donc il se nomme tout simplement Big P. Vos applaudissements gars yi maximum de bruit donc pour Big P. Donc bu ñu paree ci Big P on enchaîne avec un autre donc il se nomme tout simplement This Is et nous vient du côté de Grand Mbao. This Is nekk ci mouvement hip hop Galsen donc depuis 2012 mu nekk benn jeune talent boo xam ne man daf ma xaw a yéem parce que booy bi dafa am fit te ko man boo amee fit da nga may neex te booy bi dafa am fit Grand Chaka booy bi dafa am fit ba pare dafa mën rap mën li muy def ba pare day ay texam du éco trip lu bëri thème
ci thème lay gën a bind te man je pense que hip hop musique la boo xam ne bii dans les normes dafa war a yeete c'est important à travers vos textes te fi mu tàmbalee bu fekkee noonu lay continuer gëm naa ne ëllëg nañ ko dégg fu sori donc tout de suite maintenant je vais appeler This Is du côté de Mbao big vos applaudissements s'il vous plaît ah waay yow Pam mënoo gaaw si añ bi yow balaa ngaa pare añ rek 5 heures jot quoi. yow yaa fuy danga fay joxe dépense bay lay añ boo bëggee ku la jàkkal añ doo joxe dépense célibataire bu bon bi nga doon. waaw waaye su koy dama fóotal jean bi ah waaye samedi daa fa war a dem quoi. neexul ma neexul nag mais diis yow xamoo sa bopp man maa lay fóotal boo bëggee ku la fóotal doo takk jabar. tey neexul quoi célibataire bu bon bi nga doon takkee jabar waaye dani wala boog après doo mujjee la. waaye jugeel fii nga naan ay lii fii célibataire bu fi kaata jugeel fii li sa borom new bi. waaye xaaral ma jubal gaan si ami mais waaw ça va. ça va nice. Amity guro ñaata lay jar. guro benn 25 yaakaar naa. ah nga xam lool te man tamit dama bëgg a dégg yow tamit. ami yaa ngi dee sa dem neex na ami yaa ngi dee sa dem neex na foo jóg yàlla na fa yow yàlla na foo jóg yàlla na fa yow yàlla sam bopp laay takkal ñu dëkkal samay napp takkal dan ma la kaal lu ma wax ñu sikki sàkkal maa leen dikkal ñu may sikkal naka atte ñàkkal fi lekk amoo soxna sa ngóor a wóorul di ma taxal célibataire ba dun ma yàkkal baa ni nee na dugg génne bii la bëgg takkal dama takkuma amul luñ fi nakkal jabar kenn du ko jox nga ñu lekk rakkal wàññi sa gàllaak ñu jam la mel ni dama takkatu jigéen ña cher gaaw a ñaan baat kenn daa takkatu dossier marié yëpp a ngi tës doo leen ma def loo dégâts bu dem man rek kenn du fi gaaw a dégg. ami yaa ngi dee sa dem neex na ami yaa ngi dee sa dem neex na foo jóg yàlla na fa yow yàlla na foo jóg yàlla na fa yow yàlla na maa leen rax ni koy dund charia si biiri sunit si nga li ma takkali boot célibataire du nit bëgg jël si faar mi ñam ci feer mi dëkkal da ko mono gaa mi poli gaa mi wala boog song bi gaa mi dëggal jeteer bi dabe ñoom cuuraay nekk kii li foofonde faar mi waaye kenn du ko mët coow li day man may ma taami chou baby sama diamond si gën la say nawle sama gënt la bokk daal man am kër ak boos nga sey si abadan diamond exemple couple bu naroon tas wëya laat ñu am 12 doom yaa jënd nañu wëya laat ni ami yaa ngi dee sa dem neex na ami yaa ngi dee sa dem neex na foo jóg yàlla na fa yow yàlla na foo jóg yàlla na fa yow yàlla na c'est bien Angers aw ma dara lu dul yow quoi xam nga ma la gisul ngay vide quoi xam nga ma la gisee fay sa del quoi yaay sama énergie am na yoo xam ne waroo ko def quoi waroo déglu nit ñi may ma temps ah bis ma boy bis ma waay Yes, maximum de bruit donc pour This Is nous vient du côté de Grand Mbao. C'est gay, donc il se nomme This Is, il nous vient du côté de Grand Mbao. Donc salam alaikum This Is. Son bi nice na donc son bi rafet na. Donc This Is nga nekk ci mouvement hip hop Galsen depuis 2012 jusqu'à nos jours 2017 yaa ngi bay sawar. This Is wax ñu tuuti kan mooy This Is. Pour ñi la xamul mën la découvrir. Salaamaaleykum Sénégal, salaamaaleykum àddina wërngal këpp, salaamaaleykum Mbao. This Is le rappeur jeune talent from Mbao. Yeah. This Is donc ma gis nga teg benn son léegi célibataire. Lan moo tax nga bind célibataire. waaw célibataire des fois da ngay gis ay erreur ay nit ñoo xamante ne ni li leen poussé ñu takk jabar mooy tooñ bi leen société bi di tooñ. diw takk jabar diw ni nga mel xam affaire yooyu noonu. ñu poussé leen bañ def erreur takk jabar te pareeguñ carrément xam te chaque jour dañ koy dund chaque jour nga dégg célibataire waaw ay wax ju ñaaw bu ne ay gros mots xam mooy loolu moo tax ñu ne nañ def benn son. yow am nga jabar. man non maa ngi ñëw nag
ma pare le 13 le 14 damay tàgg yomb na xam naa ne ñëw gars yi rappeurs yi ñoom ñëpp lan la ñuy wax quoi donc waaw this is xam naa ne incha allah donc waaw yeggalil après ñu waaw parce que on a waaw di kontaan tey si émission bi xam nga parce que ay grand laa fi gis ay grand Chaka Babs tey bokk ak ñoom émission du nice la quoi en plus un grand DJ boo xam ne Paco parce que man musuma gis DJ boo xamante ne day seet ay jeunes talent di leen dugal si émission wax dëgg yàlla te waaw lu mu bon def naa 5 ans si musique waaw donc kon respect à toi jaajëf xam naa ne incha allah dinañ gisante waat noonu lay demee hip hop sans visa dina ñëw Grand Mbao donc seet si d'ici incha allah dina ñëw foofu seet si ak waa Walf TV incha allah Grand Mbao na la xaar bëgg naa la merci beaucoup maximum de bruit pour D6 merci beaucoup à toi D6 donc grand Chaka noo gisee donc les nouveaux talents c'est touchant noo gisee franchement c'est touchant seen texte yi waaw seen texte yi xam nga da ngay sentir ne am na recherche quoi ngay sentir ne malgré am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey rien que pour le buzz am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey pour carrière et buzz ak carrière différence bi moo nekk buzz moom di nga tàkk rek gars yi nañ la dégg yaay borom tàccu yi waaw mais tàccu yi moom après nit ñi mënuñu dëkk di la tàccu tout le temps tôt ou tard loxo yi dina wàcc mais carrière moom mooy lu nit ñi di consommer ba ngay dem ba ngay màggee ba ngay dee dafiy continuer des donc artistes yi nañu faral di liggéey carrière boo liggéey carrière di nga gën a conscient ne que œuvre boo liggéey bàyyi ko fii bu dee œuvre bu positive la bu am recherche bu baax tant que àdduna mu ngi dox rek dafay continuer di am njëriñ donc thème yi mu wax nii comme par exemple thème mu célibataire c'est sûr que genre loolu tout le temps ñi ngi dañ koy dégg parce que demal takki jabar tout le temps ñi ngi di nga ko dégg Big P aussi thème bu mu wax mu ngi wax ci affaire u life affaire u àdduna ñaawte fii fi nekk ku si nekk ni nga war a defee ku si nekk nan nga war a fexe ba génn si parce que lépp xeex la yow yoonu baax bi nga bëgg a dem sax da nga koy xeex pour nga egg fa parce que am na keneen kuy taxaw di la contre muy Satan donc lépp loo gis si life bi rek dafa am benn genre effort bu mu laaj effort boobu nag moom laa sentir si ñaari nouveau talent waaw si donc tu vois que donc les jeunes talents am na si ñoo xam ne ni donc ñu ngi liggéey non si am na si ñu ngi liggéey parce que souvent dañuy wax ne en tout cas des fois dañ koy wax ñu ne souvent ñi naan mën a boobu du ñoom ok waaw léegi nag il faut ñi nga xam ne ñoo war a wax yow la gars yi liggéey pour ñooñu wax ne yow la waaw loolu dafa am importance te loolu pour nga nangu ne gars yi wax ne yow la il faut nga liggéey ñoom lu egg si ñoom parce que dama koy wax souvent jeune talent yi nekk sama koñ wala new generation yi nga xam ne dañuy ñëw di waxtaan ak man dama lay naan production album wala carrière bu dee da nga ko nar a def autour sa biir kër ak sa waa koñ doo mës a xam yow li nga toll nan la c'est yow en fait waaw doo xam yow yaay kan doo xam li nga liggéey xam nga dimension bi mu am nan la toll mais il faut nga dem convaincre ñi la xamul waaw il faut nga dem convaincre ñi la xamul il faut nga mën a dem di jéggi foo xam ne yow leer na ne foofu bu ñu la fa bàyyi woon yow kenn nga réer nga woo nit mu andi la fa ñu teg la foofu nga wane li nga mën wane li nga liggéey ñeneen nangul la ko parce que tu travailles pour tout le monde donc loolu li fay egg nag recherche la laaj ak liggéey bu professionnel bañ a yàkkamti jël temps voilà loolu j'espère que leer na ci donc nit ñi seetaan à travers Walf TV donc Chaka man dafa am lu ma jaaxal grand Chaka ci mouvement hip hop Galsen en fait lan moo tax suñu hip hop bi mënul yegg ci benn scène mondiale bi parce que boo seetaanee donc les autres télévisions da ngay gis ne clip yi ñuy teg wala concert yi ñuy teg yeneen dëkk yi ngay gis mais doo gis hip hop Galsen te pourtant hip hop bi gars yi mën nañ li ñuy def quoi fii xam nga gars yi ñu ngi def lu ñu mën grand yaa ngi fi di génn dem fu ne nouveau talent yam na ñoo xam ne ñu ngi waaw mooy loolu mais lan moo tax ñun suñu hip hop bi mënul yegg ci benn scène musicale bi fi ngay dégg yeneen hip hop yi di ko fa dégg lan moo waral loolu waaw déjà dama lay tontu ci 3 points benn point yi mooy musicalement comme li ma la wax musicalement originalité foog ñun ñu jéem a liggéey pour am loolu ci suñu musique c'est-à-dire bañ a def comme ñoom la ñuy def lu différent def ay recherche li gars yi ragal a bon mais bu ñu defee lu différent est-ce que lu ñu génn ci norme hip hop non hip hop gis nga musique moom musique la musique moom c'est musique la la musique est une langue universelle c'est sûr déggin la rek rythme la ñuy jaay waaw donc pour man amul ay est-ce que bu ñu defee li parce que loolu dama koy wax souvent ñu dañuy ragal a oser
créer yenn style de musique yoo xam ne ñun ñoo ko bëgg pour ñu bañ a wax ne non lii du hip hop sénégalais naan defoo rap lii du hip hop. alors que c'est sûr que bu ko américain bi defoon. ñu nangul bu wàcc fii rek ñun ñu nangu ko donc déjà complexe boobu la ñuy jëm a dindi si ñun. déjà wan gars yi ne. yéen li ngeen di defee recherche selon li ngeen di gis selon li ngeen di dund. ñun aussi mën nañ def la même chose. def ay recherche selon ñun lu ñu moom. parce que ñun dañu am richesse culturelle boo xam ne. kenn xamul fu mu toll. fii joolaa yaa ngi fi ak seen rythme. séeréer yi ak seen rythme. saraxulee ak seen rythme. tukulóor yi ak seen rythme. mënu ma la expliquer yooyu saraxulee la même chose. donc foofu yëpp fu si ne mun nañ fi tibbee. liggéey ci loo xam ne buñ ko yóbbee ci kaw mun na leen jaaxal. donc man côté boobu laay il faut loolu am. beneen point bi. dafa am loo xam ne dañ ko accepté au niveau de l'international en tout cas am na yenn dëkk yoo xam ne accepté nañ ko te fii selon suñu tradition mënul nekk. muy image. parce que boo seetee tey clipu américain yi. ba ci clipu afro nigérien yi di ñëw. lan moo tax muy jaay mondialement wane slip wane sangara wane xaalis wane bool wane piscine. jeex na déjà image mooy accompagner musique pour mu jaay. donc image boobu ñun par rapport ak suñu culture par rapport ak suñu tradition. ñun mooy ñu def loolu donc ñun suñu image pour mu jaay ci biti day metti parce que ñoom li ñuy xaar pour mu am ci amu ci. ay jigéen yi futeeku wane seen yaram. dugg si ay piscine. yore sangara di kërëb di jël ay xaalis di. xam nga c'est sûr waaw ñun loolu mënuñu ko wane. donc moo tax pour ñu jaay. yenn musique yoo xam ne image da koy accompagner dafay xaw a métti. donc loolu aussi beneen point la boo xam ne. il faut que gars yi ñu bàyyi si xel. waaw tey boo seetee ñàkk yi seen afro trap boobu ñuy def noonu seen musique afro bi mais musique yooyu yàgg na depuis ay temps ñoom Kanda Bongo Man. xam nga ay ñoom Zitani ne ay ñoom temps Pepe Kale. xam nga yooyu. musique la yoo xam ne rythme boobu noonu. mais amul lu si arrangement musical bi changé wu la beat bi lañ accéléré def ko xam nga voilà et puis changé làkk bi di def anglais bi ba pare nag après osé def image yu ko jaay loolu rek la loolu mooy différence bi amuñu image yu mun a pousser suñu musique pour ñu mun a jaay au niveau de l'international voilà mais sinon ñu ngi ci kawam nañ gën a job comme encore ni ma la wax gën a professionnaliser affaire yi tamit parce que fii dañuy dégg beatmaker tamit gars yi bëgg nañ di defar ay beat vrai ñu ngi def ay beat yu nice mais il faut ñu boole si dem jàngi musique aussi xam musique pour ne pas que ñu ne voilà parce que musique dafa am ay normes pour ne pas que ñu ne génn nañ norme musique parce que des fois di nga dégg mélodie non parce que des fois y a des beatmakers wala ay arrangeurs de son yoo xam ne ñu ngi fii mais jàng nañ musique comme par exemple le grand Ama Diop non mais Ama Diop kooku mais Ama Diop parce que le premier beatmaker fii voilà man Ama Diop big respect à toi one love Ama parce que Ama Diop da ngay dem par exemple dem job ak moom nga sentir ne kii dafa jàng musique ba pare tegu donc lépp lu mu lay tegal si norme musique la nekk parce que des fois nit dina mime mélodie alors que mélodie boobu tey nekkul si norme musique donc tamit lu ñu wax lancer benn après pour que gars yi surtout suñu beatmaker yi ñu gën ñu jàppale si recherche musicale parce que ñun bind la ñu mën am ay idée mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy toog si machine yi di composer beat yi ñuy gën a def ay recherche loolu moo may dal ak sama bro bi nekk Kanaka production by Mike mu nekk bro boo xam ne loolu moo ma gën a neex ci moom muy recherche boobu noonu recherche musicale boobu moom bu ñuy toog di composer beat wala di composer benn musique vraiment peine bu mu siy def ak recherche bu mu siy def des fois man damay dem ba naan ko waaw mais bii baax na teg ko si mun a mën noonu grand est-ce que duñu jéem a wutaat leneen loo xam ne dina xaw a rythme bi est-ce que du xam nga jéem a liggéey loo xam ne dafay africain quoi dañuy sentir carrément ne que lii c'est un rythme parce que Afrique c'est-à-dire ñun ñoo gën a taxaw ci si rythme si monde bi rythme yi am Afrique amul fenn si monde bi léegi rythme yooyu il faut que ñun ñu am dégg-dégg mën a xool nan la ñuy compiler tous ces touches là tous ces rythmes là pour essayer d'en sortir vraiment une composition musicale boo xam ne ça va être original et loolu je pense que c'est important donc nañ gën a def recherche rek gën a gëstu ci li nga xam ne ñun moom la ñu am quoi donc revenons à Chaka Babs grand Chaka nga génnee donc benn single donc bu bees bu génn temps yi yàggul tout récemment donc bëggoon naa balaa ma lay poser question donc ci single bi comme que am na clip ma jox waa Sénégal waa Africa all around the world gars yi di seetaan Walf TV ngeen seetaan donc le nouveau clip de le grand Chaka qui est là. ñaanal ñu régie bu fekkee c'est bon on y va.
music. Lidonen yalalawo, lidonen bambalawo, lidonen bambalawo, lidonen Abdou Karim la. Sëriñ bi ñaanal ñu, sëriñ bi ñaanal ñu, sëriñ Abdou Karim Mbacké, Mbacké man la. Bari na lool tax réew mi dem di gën di ndool kenn yéenewul sama ram lu neex si xol xawi sutura si lu ñaaw si xol asamaan bi dem ba yëngu lool si xamatul lu mu war a jaxasool li fi xew léegi jege na tool dellu si Bamba mooy li wóor Mbacké ñaanal sëñ Abdou ñaanal Mbacké ñaanal sëñ Abdou Karim ñaanal naataange am si réew mi yërmande si mag ak ndaw yi si Baay Faal yi kon Mbacké ñaanal texe fii texe fee texe fa sa des liggéey si Bamba bala wees Bamba is the best si xol yëpp la fees yes Bamba is the best suñu xol yi yaa ci fees sëñ Abdou Karim Mbacké xol yi yaa ci nekk sëriñ bi ñaanal ñu sëriñ bi ñaanal ñu sëñ Abdou Karim Mbacké Mbacké ma la Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlaq yaay suñu njëg ngir suñu aajo suñu feebar si yow lañuy faajoo jox naa la sama bopp di si woo samay mbokk ku ma si dingan mën a leen dog bëgg ko bañ ko ci Bamba nga bokk ku weddi ku ne seytaane nga lok moom moo ñu gindi sëñ Fallou Mbacké borom Ndindi yow yaa ñu gindi sëñ Abdou Karim yow suñu waaji sa yërmande feste si jaam yi leer na ñëpp yaay joxe ndam yi ceeb yu nin yeeg boolu soos yi yokku noos yi yëkkati boos yi yaay feesal poche yaay borom mouvement universel pour la sauvegarde des valeurs jàppaleen jàppaleen sëñ Abdou Karim jàppaleen jàppaleen sëñ Abdou Karim jàppaleen jàppaleen sëñ Abdou Karim jàppaleen sëñ Abdou Karim yaay fay Baay Mbacké Cheikh Abdou Karim Mbacké ñi nga dimbali ëllëg yomal xiyaam sëñ Fallu moo lay fay Cheikh Abdou Karim doomi Soxna Awa Faya baax moom mi fekk gaay yor gànnaay mu jël ko jox leen ay laxasaay naan leen leen liggéeyal Sëriñ Tuuba mi am payoor ñi nga dimbali ëllëg yomal xiyaam Sëriñ Fallu moo lay fay sëriñ bi ñaanal ñu sëriñ bi ñaanal ñu sëriñ Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlaq Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlaq la juddu si bésu indépendance si lañu amee chance 4 avril happy birthday to you Mbacké joyeux anniversaire yeah dundal yàgg fi lool te wér Mbacké maximum de bruit donc maximum de bruit donc au grand Chaka Chaka Bobs affaire bi kawe na de waaw son bi kawe na trop sëñ bi ñaanal ñu donc par rapport à qui et à quoi ci lan moo tax lii am gis nga déjà lii projet bi pour expliquer si dafa xaw a baatine tuuti waaw loolu da nga koy tënk ndax xam naa ne moom laa la bëgg a tënk lii nii en fait projet bi si fu mu commencé benn mouvement la bu ñuy wax mouvement universel pour la sauvegarde des valeurs waaw mu am si ñu basé wu Touba seen président bu ñu koy wax Mohamed Niang ñëwoon jëppal waaw gis ma ñu doon waxtaan nii rek waaw di waxtaan si maanaam mbirum sëñ bi sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq
waaw nekk waaw li mu santaane ci waat maanaam makarimal axlaa di wax maanaam mbirum jikko bu rafet waaw ñu si waxtaan noonu ma ne ko sëñ bi de liggéey boobu muy woote man bëgg naa si jàpp wax dëgg yàlla kooku moom parce que adduna bi toll na foo xam ne bu ñu delluwaatul ci am repère tuuti rek waaw ñaawteef day gën a yokku réer bi day gën a yokku waaw ñu waxtaan noonu ci nu mu gaawee ñu joxante rendez-vous pour ma war a dem Touba pour gis sëñ Abdou Karim Mbacké borom makarimal axlaa si yoon bi nag bi ma demee ba Touba waaw yoon bi rek dama xaw a yéemu parce que yoon bi rek man sëñ bi laa gis ba may egg maanaam oto bu ma dugg rek ay photom laa fa fekk ba ma wàcc ba jàkkaarloo moom waaw bi ma ñëwee jàkkaarloo moom na vraiment am ay yëg-yëg yoo xam ne ku si nekk yow yaa koy xamal sa bopp waaw vraiment waaw ma ñëw ba si moom nag ne ko Mbacké man moom dama ñëw pour jàpp si liggéey bi fàtte naa ne sax man dama ñëwoon pour mu dolli ma ñaan yi mais dama ñëw gis macha allah kër ga nu muy feesee ak nit ñi nuñ fa ñëwee sëñ bi di toog suba ba guddi di ñaanal doomu aadama yi te duñu jeex nit ñi di gën a ñëw rek ma ne lii moom wax dëgg yàlla man dama siy jàpp bon bi ma fa jógee nag di ñibbi si c'est la inspiré wu au lieu ma wax sëñ bi ñaanal ma ne ñaan bi ñun ñëpp a ko soxla adduna bi yëpp donc sëñ bi nañu ñaanal ñun ñëpp loolu moo tax waaw vraiment woo si bi ma ko programmé aussi bi ma ñëwee macha allah woo Ndiogu Afia nekk tamit maanaam ni ko jëwriñ boo xam ne kenn dootu ko présenté ñëpp a ko xam li muy liggéey si Baye Fall yi li muy def maanaam professionnalisme bu mu àndal waaw ak xër bu mu àndal ci liggéeyam xam ne du koo xam ne aussi ku yomb am la mais macha allah bi ma ñëwee contacté ko ne ko man de dama am loo xam ne dama ñëw ba si sëñ bi su ko si moom ne ko Mbacké dama bëgg a ñëw jàpp si waar bi ba ma am digalam te bëgg naa nga ñëw jàpp si vraiment mu ñëw studio ñu composé musique bi moom tam mu jël ko si portable am dem vraiment sawar ci loolu ñu def featuring bi nii mooy li ma la doon wax rek si recherche musicale bi boo dégloo musique bi nii mun nga ci rap am na rythme Baye Fall am na afro comme ñàkk yi mun nga si def reggae mélange boobu la ñu def ak même asiko yaa ngi si dégg rythme asiko donc effectivement et puis africanité bi surtout quoi loolu lañ mën a jël pour mën ko commercialiser pour firnde la loolu rek bi ma def musique bi jour bu ñuy tourné vidéo bi dama am benn copain français benn tubaab boo xam ne daf fi nekk alto maa ngi koy je le salue de passage mu ñëwoon foofu bu ñu nekkee di tourné clip bi mu déglu musique bi parce que dañu am loo xam ne dañ ko waroon def composé ñaari single yoo xam ne daf ko waroon yóbbaale France mais bu ñu tourné clip ba pare daf ma fekk si biti quoi mu ne ma Chaka ma ne ko oui mu ne ma mais est-ce qu'on pourrait pas choisir cette chanson là pour la face A ma ne ko quelle chanson mu ne ma non cette chanson là donc ce qui veut dire que originalité boobu ñoom moom la ñuy soxla quoi donc je pense que tey ñun foofu lañ mën a wane par rapport ak âge bi aussi par rapport ak fi ñu toll parce que man tey je me vois mal dellu di def li Dip di def wala li xam nga yenn jeunes yi di def parce que tamit bon loo gis tolluwaay la génération bu nekk ak fi ngay toll donc dafa am loo xam ne dañ ko bëgg a bàyyi suñu jeunes frères yi encadré leen si waaw ñun ñu jéem a dem si beneen étape pour gën a tijji yoon bi muy gën a dem ci kaw ci kanam donc maa ngi bëggee Baye Fall yëpp waaw vraiment di bëggee Baye Fall yëpp di bëggee aussi waaw sama sëriñ xam nga ki ma yaakaar ci yoon sëñ Abdou Karim Mbacké borom makarimal axlaa di ko wax ne na gën a ñaanal adduna bi yëpp na ñaanal adduna bi yëpp parce que sëñ bi moom makarimal axlaa buñ ko waxee dafa yemul si catholique bàyyiwul ñaseen bàyyiwul tijaan bàyyiwul laayeen ñëpp lañ parce que bu nee jikko bu rafet rek loolu mooy maanaam jaam yëpp la ñu waxal ñu bëggante yéenante jàmm def lu baax malgré kenn motul mais ñu fexe daal balance bi lu baax li dominer te loolu nag ñun ñi nga xam ne ay porteurs de voix la ñu ñoo ko mën a jël yóbbu ko foo xam ne suñu jeune frère yëpp dinañ si mën a jot kilifa yëpp dinañ si mën a jot ñëpp dinañ si mën a jot waaw di remercier ñëpp vraiment donc je sais que donc merci beaucoup à toi Chaka je sais que xam naa ne heure bi dañ ko léegi mu jot parce que émission bi moom guddul yenn gudd yi mais bëggoon naa xam ay projet Chaka waaw Chaka xam naa ne dem moom wees na mais tey ak suba lan la ñu war a mën a xaar ci grand Chaka waaw ci mouvement hip hop Galsen wala whatever waaw déjà instant maa ngi si vraiment préparation album bi bu ma lay wax parce que instant nii dama am benn projet boo xam ne comme li ma lay wax dama am ndigalu sëñ bi pour liggéey si ok donc si loolu laa nekk si composition musicale yi incha allah bëgg nañ eggali album bi album boo xam ne carrément beneen style lay nekk comme te mënu ma xam titre album bi am benn exclusivité sur Walf TV
non déjà jàppal MBK rek. MBK missionnaire u Baye Karim. ok waaw te MBK. di wax di nuyu aussi groupe MBK ñi nga xam ne ñooy représenté MBK bi. si déjà groupe WhatsApp bi nga xam ne moom lañ tijji. mënuma lim turu ñëpp. mais ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñëw di jàpp si mission bi. di jàpp si waar bi maa ngi leen di bégge bu baax yow yaa ngi ci biir tamit. dégg naa la dinaa dégg say intervention. wane ne foofu lañ toll. si sottante xalaat parce que comme ni ñuy wax dañ naan mujjub jamono lañ toll. jamono yàqu na ba pare. jamono nii ak nii non adduna bi moom nu mu des rek nu mu mel rek lay mel. jamono nag mooy changé nit ñi di changé. donc tey am nañu ay kilifa diine yoo xam ne. ñu ngi fi te tey ku am repère si ñoom rek di nga dellu si waat donc ñun aussi comme ni ma la ko wax rek dañuy ñëw jàpp si waat bi woo si ñëpp ñu àndandoo. bokk pour maanaam defar jikko yi defaraat adduna bi bu baax a baax ñu mën a rëcc ñu mucc daal. waaw loolu daal c'est important mais incha allah. ñu ngi liggéey benn album boo xam ne. waaw na ko Baye Fall yëpp xaar. incha allah waaw na ko xam nga ñëpp xaar. mouvement hip hop Galsen na ko ñëpp xaar na ko jeune talent yëpp xaar. si yeneen sonorité yoo xam ne franchement ça va être autre chose. vraiment ñu ngi siy liggéey. beneen xeetu style de musique beneen xeetu style de musique bu soob yàlla. bientôt donc vraiment di la remercier bu baax a baax. waaw di la remercier bu baax a baax si invité bi. si invitation bi nga xam ne moom nga def. waaw di la encourager aussi. parce que je sais que c'est pas facile. waaw je connais un peu le milieu hip-hop. Je connais quand même les réalités du hip-hop, du milieu. Donc man, ce que je pourrais juste te dire, c'est voilà, que tu redoubles d'efforts, que tu sois fort, que tu sois courageux, que tu crois en toi, que tu fasses beaucoup plus de recherche, que tu fasses beaucoup plus de recherche aussi. Parce que l'originalité est très importante. Par rapport même aux animateurs qui présentent certaines émissions hip-hop, il faut qu'ils fassent plus de recherche sur le old school, sur ce qui se faisait avant et ce qui se passe actuellement et ce qui doit se passer demain. Voilà, je pense que c'est très important pour que nit ñi mën ko comprendre. Donc franchement, yow gentleman nga. waaw li may wax ni dama koy wax parce que loolu laa gis si yow. lu may xamante ak yow yàgg na. vraiment nga nekk nit koo xam ne organisé naa fi benn concours bu mag hip hop révélation. waaw début ba fin ngeen jàpp si. voilà donc jàpp boobu moom mooy continuer ba léegi maa ngi lay ñaanal yàlla na émission bi dem ba nekk number one si émission hip hop. Ah donc bien sûr donc xam naa ne l'émission va bientôt donc waaw. neex du doy. juste rek joxe contact yi remercier sama staff. aussi bu dee mën na nekk waaw remercier sama staff ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di liggéey si MBK bi MBK mooy missionnaire Baye Karim waaw xam nga Nafi Gueye waaw ku nga xam ne moom moo gérer management bi vraiment képp koo xam ne dafa soxla Chaka Babs wala mën a contacter Chaka Babs si tu me permets ma joxe contact yi. donc voilà mun na ko woo si 77 524 01 68 524 01 68 mooy numéro management Chaka Babs muy soxna Nafi Gueye ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di siyaar ñëpp mënuma ku lim jum en tout cas maa ngi liggéey ñëpp ñoo xam ne jàpp nañu si carrière Chaka Babs sama waa kër surtout maire Camara waaw maire Camara man du ma ko remercier en tant que maire bi moom dama ñëw dama ñëw ànd ak caméraman yi gars yi ñëw jëlal ma ko benn émission boo xam ne maa ngi maire Camara kese ñoo koy def effectivement dama koy remercier en tant que maire hip hop Galsen parce que wax dëgg yàlla ñun old school yi tey ñu ngi fi taxaw ñu leen di dégg yëpp mun naa gëm ne bon am na benn moment boo xam ne maire bi nekkoon pour ñun vraiment ñu koy delloo njukkal. C'est sûr. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à toi grand Chaka. Donc merci beaucoup frère, merci beaucoup. Donc moo nekkoon tey suñu invité ak tamit les deux nouveaux talents yi fi nekk muy Big P ak l'autre il se nomme tout simplement D6 du côté de Grand Mbao. Donc moi je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Hip Hop sans visa sur Walf TV avec moi même bien sûr DJ Paco. C'est tous les lundis donc à partir de 15h jusqu'à 16h à ne pas rater. Peace out. Abdul Karim Mbacké Makarim al-Akhlaq juddu si bésu indépendance si lañu amee chance 4 avril happy birthday to you Mbacké joyeux anniversaire yeah dundal yàgg fi lool te wér Mbacké jërëjëf Abdul Karim Mbacké Chaka Babs Abdul Karim
doomi Soxna Awa Faye baax moom mi fekk gaay yor gànnaay mu jël ko jox leen ay laxasaay naan leen de leen liggéeyal Sëriñ Tuuba mi am payoor ñi nga dimbali ëllëg yomal xiyam Sëriñ Fallu moo lay fay